ñun waa Sénégal Yàlla lañu gëm Ahmad lañu xam Ahmad lañu am Alxuraan lañu gëm moom mooy àtte duñu nangu keneen mu di ñuy jiite. alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina wa habibina wa qudwatina muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. bokki ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaar mbooleem fu waay mën a ne di topp seen émission taarixu Sénégal ci Islam TV. ñoo ngi leen di nuyu di leen jéggalu bu baax a baax ci gëj gi. dara waralu ko loon lu may xat-xati jamono ndax bi nga xamante ni jeexaloon nañ le mouvement Toubnane muy la guerre des marabouts dañoo jëloon pause di déglu ñi nga xamante ni ñoo nekkoon ci daara ji di topp émission bi lan la ñuy proposé. boobaak tey nag jot nañ ay message yu bari ci privé ñuy solliciter thèmes yu wuute yu bari bu ma yeboon ni thèmes yépp am solo waaye bi ëpp ñu ko solliciter dafa bokk ci taarixu Sénégal bokk ci lu nit ñi war a xam muy la déportation à l'époque coloniale. maanaam tubaab yi bi nga xamante ni sama borom dogal nañu ñëw ci réew mi ba yilif ko annexé Waalo mu jig réew mi nekk ci seen loxo Sénégal nekk colonie française. jamono boobu ñi nga xamante ne ay détenus politiques lañu woon wala ñu tudde leen ay criminels de guerre wala ñu taxé leen ay agitateurs ñoo xamante ni dañuy créer désordre public. ñi ci ëpp tubaab bi daf leen daan jàpp juger leen déporter leen génne leen réew mi. am na ci ay nit ñoo xamante ni ay niti nguur lañu ku mel ni Samba Laobé Penda. am na ci ay nit ñoo xamante ni ay sëriñ lañu ku mel ni Modou Aminata Yàlla Jóob sëriñ Kokki. ñooñu nag mbooloo lañ moo xamante ni bu dee ci Afrique mat nañu 1,2 ak lim bu tuuti waaye bu dee ci Sénégal fii lu gàtt-gàtt ci ñi siiw xam nañ ci lu jege 50 ci ñoo xamante ni France jàpp na leen ñenn ñi jugé na leen ñenn ñi jugé wu leen waaye déporté nañ leen génne leen réew mi muy la déportation à l'époque coloniale. moo nekkoon nan la daan demee lan moo daan xew ba ñuy déporté nit ci yan condition lañ daan déporté nit ginnaaw bi ñu la déporté ba pare fan nga jëm foofu boo fa demee nan nga fay nekkee. loolu nekk taarix nekk mboor moo xamante ni doomi réew mi war nañ koo xam gi bari na njariñ lu mu leen mën a jural. dina leen jural ni kat réew a ngi moo xam ni mu am taarix la réew mu am histoire réew a ngi moo xamante ni ñi fi nekkoon nekkuñu woon ay nit ñoo xamante ni colonisateur ba daa jóge ci àll bi ni cëpp ci réew mi di leen defloo di leen dindiloo di leen tegloo di leen yëkkatiloo te amuñu ci xalaat waaye ay bañkat ñoo nekkoon ci réew mi. kon loolu incha allah mooy silsila bu bees buñ bëgg a ubbi xam naa nag du yàgg ndax yaatuwul lool waxtaan ci ak mbokk yi nga xamante ni ñoo ñuy déglu. waaye bala ñoo wax ci déportation yeeg ñan lañ doon déporté ak nu mu daan demee dañuy leeral maanaam système pénitentiaire bu France ci yooyu jamono ndax bu ngeen gisee maanaam taarixu Sénégal mboorum réew mi maanaam France saf ci sàpp daanaka duñ waxtaan ci dara histoire Sénégal lu dul dinañ ci dégg France li ko waral mooy
France dafay am réew moo xamante ni bi ñu ñëwee Sénégal explorer ko coloniser ko dañ ko yemalewut ak benn colonie buñ mës a am. li tax nag maanaam privilège yooyu France joxoon ko colonie bii di Sénégal ay facteurs yu bari la waaye yiñ ci mën a tudd bokk na ci sa position géographique. Sénégal ni mu situé woo ci wàllu géographie sës ci océan Atlantique nekk cap ci fépp foo xamante ni bëgg nga faa départ dem ci àdduna bi te di ko jaare ci géej. loolu bokk na ci li ko joxoon solo si nga xam ni tax na France fonk ko waaye itam bokk na ci li ko joxoon solo su tax France fonk ko itam mooy xeetu doomu aadama yi mu fi fekk dafa leen a mësta fekk ci yeneen colonie ci wàllu bañ bal ci wàllu gëm seen bopp ci xam li ñu doon. wax naa leen fi nii le gouverneur André Brou Damel Sukaabe jàppalu na ko fii Sénégal tëj ko ay autorité français defal ko intervention Damel ni da koy rey ba mujj gi ci Linguère ba fa nekkoon ñaanal ko intervention ci la ko Damel bàyyee mu ñibbi waaye nag ci kaw mu joxe rançon bu baree bari ci alal. ni ko ñu bari fooge jàpp ni France keroog ba ñu ñëwee rek ca bis ba lañu moom réew mi yilif nit ñi ku ñu joxoñ nga daw ñu fi demewut noonu. France ñëw na fi lu yàgg lépp lu muy dugg day tàggoo day bind lettre ci buur yi fi nekkoon ñaan ndigal ci ndax mën naa def nàngam bañ jox ko ndigal mu doo ko def. waaye ci 1855 nag ci xare taar bi nga xamante ni Faidherbe bi ci la annexé Waalo boobu nag la France daanaka teg réew mi loxo. waaye lu jiitu loolu ay doxandéem lañ fi woon daan fi doxe tànki doxandéem lu ñuy def dañuy tàggoo luñ fi bëgg it dañ koy jënd duñ ko siif. loolu fulla googu nga xamante ni fekk nañ ko ci waa réew mi bokk na ci li tax France yemalewul woon benn colonie ak Sénégal. le gouverneur Brière de Lille bi nekkoon Saint-Louis wax na ni bu fekkonte ni dañoo war a séddoo colonie yi nee na bu Angleterre wala Portugal wala meneenum réew jëlee colonie yépp te bàyyee ñoo ak Sénégal kese ku jël Sénégal yaay gañe. lii wala fi naan bu ñuy xëccoo wurus ka tànn ngalam kooku moo gañe waaye Brière de Lille loolu la wax ci Sénégal nee na bu fekkonte ni ñi ngi séddoo colonie yi France bu desee Sénégal rek li ci des lépp mën na ko ñàkk. kon fonkoon nañ Sénégal xamoon nañ réew mi ñu nekk man réew la. loolu tax na île de Gorée nekkoon île bi nga xamante ni mbooleem négrier yi nga xamante ni dañoo yoroon seeni navire di déporter ay esclaves Sénégal moo nekkoon maanaam lieu de départ bi muy Gorée ak fu waay mën a jële esclave ci àdduna bi. biñ demee bay créer AOF Dakar lañ créé mu nekk capitale de l'AOF yaa ngi dégg. bi ñu demee bay créer ay tirailleurs ci deuxième guerre mondiale Sénégal fii lañ ko créé tànn ay soldats fii ci réew mi ñu jiite mbooleem colonie nit yu ñuul yi nekk ci monde bi yi nekk ci seeni gox-goxaan. kon yooyu ay mbir la yoo xamante ni benn bu ci nekk day wane li waral France suñu histoire mu saf ci sàpp. ñoom nag lu jiitu ñuy ñëw ci réew mi nga xamante ni boobu colonisé guñu benn réew ci Afrique seenum réewum bopp amoon nañ fa système ci wàllu pénitencier ci wàllu nu ñuy jëflantee ci wàllu ay jar-jar maanaam ay prisonniers. ci jamonoy Louis XIV li ñuy wax ay galère moo amoon. après ñu noppee dinañ joxe source de référence yépp. ay galère ñoo amoon galère yooyu nag ay camp de concentration la woon yoo xamante ni dañ fa daan dajale ay prisonniers waaye nag ay prisonniers lañ yoo xamante ni dañ leen di jàngal métier
li gënoon a fees ci yooyu jamono ci métier mi leen di jàngal mooy métier géej maanaam navigation wàllu joow surtout di leen jox ay joow ñuy joow gaal yi. bu fekkente ni nekk nga ci camp yooyu ñu di la jàngal métier moomu nga nekk prisonnier ñu di la traité ni ñuy traité prisonnier bu yàggee boo demee ba purger sa peine ñu bàyyi la nga continuer dellu ci société bi di exercer métier moomu. loolu nag lu nite woon la waaye bi yàlla dogalee ci jamono yi Louis XIV ba tey gis nañ ni galère yooyu dafa commencé di bëri di bëri ay changement. loolu tax na ñu daal di koy abolir, ñu daal di ko fiy jëlee. ñu ngi ko fi jëlee le 27 septembre 1748 biñ ko fi jëlee nag toog nañ lu yàgg yor ay prison locale ba ci bu yàggul nag ñu doxaat ab du jamono ci coup d'état roi de la France muy Napoléon III ñu naan ko Napoléon Bonaparte moom bi mu ñëwee ba jot ci nguur gi ci la créé lu ñuy tuddee les bagnes yi nag ay prison la waaye day nekk prison yoo xam ni dafa nekk maanaam sous forme de camp ay camp la yu mag ñu séddale ko ay gox-goxaan ci biir camp yi loolu nag day dépendre ci catégorie prisonniers yi nu ñu demee ak peine yi nga xamante ni moo leen fi indi. bagnes yooyu nag biñ ko créé mu nekk loo xamante ni moo remplacé galère yi waaye nag ñu daan fa yóbbu seeni prisonniers bopp ñoom français yi ay détenus politiques buñ mës a jàpp jugé la nga am peine boo xamante ni day romb 8 ans dañu lay yóbbu ci bagnes yooyu tëj la fa. bagnes yooyu nag bokkul ak ni galère yi meloon. bagnes yi ñoo gën a metti li gën a bari ñi ñu fa daan yóbbu ñu ñuy wax les bagnards en général kuñ fa mësaan yóbbu say mbokk ñàkk la, dañ lay sànk deesu la gisati bal lu ëpp ci ña fay dem dañuy faatu. waaye nag bi nga xamante ni ñëw nañ Afrique ba découvrir Afrique gis fi richesse, gis fi alal ju bari, coloniser ko toog fi léegi jëflante bi ñuy jëflanteek africains yi mu am ñu ñuy tudde ay rébellion armée di am, nit ñi di xeex ak ñoom ci lañ commencé nag créer li ñuy tuddee ay bagnes coloniaux. Les bagnes coloniaux ci lañ commencé di ko créer ngir lan, ngir colonie yooyu ñoo ñu fa dëkke ña fa nekk lépp loo xamante ni ñoom seeni loi tere na ko nga def ko ba jàpp war ci yow, buñ la jàppee ñu dal lay déporter ci bagnes yooyu nga xamante ni ñooy les bagnes coloniaux. bagnes yooyu nag dafa séddali ko woon ñaari xaaj. amoon na fii ci Afrique ci colonie yi ay bagnes yoo xamante ni fii la ñu nekk, lu mel ni le bagne de Ndiolé. bagne de Ndiolé mi ngi nekk Gabon, nekk benn bërëb boo xamante ni exploiteur bi ñuy wax Savognin de Brazza moo ko tabaxoon ngir def ko poste militaire ci bi ñuy door a ñëw, donte ni mujj gi dañ ko mujj changer, dañ ko mujj soppi def ko bagne pour di fa déporter ay détenus politiques. bagne de Ndiolé boobu yóbbu nañ fa ñu bari ci ay sénégalais ak ci yeneen i xeet. bi nga xamante ni itam Afrique seet nañ ni bariwul ay île lool comme ni nga xamante ni noonu lañ ko amee Europe, ndax li ëpp ci seen bagnes yooyu ñu ngi ko doon def ci ay île, ndax prison bu nekk ci île dafay gën a am sécurité, ndax prisonnier bi même bu évadé woon du mën a génn île bi. prisonnier bi même bu évadé woon ci prison bi du mën a génn île bi ndax du ko mën a féey.
loolu moo tax seen baañ yi nekkoon Europe yépp ñu daan dàkk ay île di ko fi def mais biñ ñëwee Afrique itam fii ci Gorée créé woon nañ fi benn baañ mooy fii nga xamante ni moo nekk musée historique tey boo demee Gorée fii ñuy wax musée historique prison la woon benn baañ la woon boo xamante ni colon yi ñoo ko fi defoon ngir di fi tëj ay nit li ëpp ci baañ yooyu nag africains yi ñu fay yóbbu ñi ci gën a bari dañ leen di rey dañuy wax rek ni déporté nañ leen waaye li gën a bari bu ñu la yóbboo dañu lay rey ndax xam ngeen ni Modou Aminata Yàlla Diop bi ñu ko jàppee yóbbu ko Gorée boobee lañ mujj xam ci moom dara li gën a ëpp yaakaar mooy dañu ko faat rahimahullahu rahmatan wasi'a waaye nekkul woon Njole muy Gabon ndax nit ñi Gabon rek lañ ci xam waaye bañ bi mu ngi tuddoon le bañ de Njole nga xamante ni détenu politique yu bari fa lañ leen yóbbu Sénégal ak fudul Sénégal Samori Touré ku ne xam na ni foofu lañ ko yóbbu ba foofu la faatoo Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba foofu la demoon le bañ de Njole ci Gabon Damel wala Bourba Jolof Sambalaw ba Penda moom it yóbbu woon nañ ko foofu ci bañ boobu di bañ de Njole kon boobu mi ngi woon Afrique waaye itam Grand Bassam ci Côte d'Ivoire amoon na benn baañ bu fa nekkoon boo xamante ni dañ fa daan yóbbu ay détenus politiques Algérie amoon na benn baañ bu fa nekkoon waaye Ségou ci Mali tamit créé woon nañ fa benn baañ di fa déporter ay nit yooyu kon ñooy gën a siiw ci baañ yi nekkoon Afrique waaye bu fekkente ni da ngaa dem Europe Guyane française moom ba tey baañ la woon boo xamante ni ca ba muy door ay détenus politiques yu français lañ fa daan yóbbu ndax wax naa leen Napoléon Bonaparte moo ko créé ci 1854 baañ de Guyane française boobu moo ko créé woon mu nekkoon nag baañ bu metti boo xamante ni daanaka ko fa def ñetti weer ñeent li ëpp da ngay faatu ngir condition de vie yi metti gi mu metti woon condition de vie yi metti gi mu metti woon tax na ku ñu fa yóbbu da ngay faatu rawatina tubaab yi bi mettit woowu ëppee nag nga xamante ni tubaab bu fa dem boo fee ñeenti weer faatu dañoo wax ni baañ boobu léegi nañ ko réserver africains yi bu ñu fa yóbbooti tubaab léegi africain rek lañ fay yóbbu daal di créer beneen baañ Nouvelle-Calédonie ci Nouvelle-Calédonie foofu lañ créé beneen baañ boo xamante ni xaw naa tane xaw naa sedd léegi di fa déporter maanaam détenu politique français yi léegi baañ Guyane française ñu daal di koy jagleel africain yi xam ngeen ni Serigne Dieye mi nga xamante ni moo rayoon le commandant Chotan ci problème Jéeri Joor Ndeela ci 1904 Serigne ñu ngi ko yóbbu woon ci baañ boobu di Guyane française 1905 lañ ko jugé fii Sénégal Ndar daal di koy déporté yóbbu ko Guyane française 5 ans la fa def daal di faatu 1910 ci la Serigne faatu foofu ci Guyane française baañ yooyu nag ay bërëb yu metti la woon yoo xamante ni vraiment mettit gi mëneesu koo xiyaas metti woon na lool ñetti catégorie prisonniers ñoo fa daan nekk am ñu ñuy wax relégué am ñoo xam ne ñoom la ñuy wax ay transporté ak ñu ñuy tuddee ay déporté loolu mi ngi doon aju ci nature crime bi nga def ni mu demee ci wàllu mettit ci wàllu tartar ci lañ séddalee woon noonu ñetti xeetu prisonniers yi nga xamante ni ñoo am ci baañ yooyu ginnaaw bi nag fii ci Sénégal bi nga xamante ni créé nañ AOF dañoo waxtaanaat ci seen biir daal di créer yeneen baañ yoo xamante ni c'est pas officiel ay baañ yoo xamante ni colonie bu nekk ka fay gouverneur mooy seet ca bërëb yi rek ay bërëb yoo xamante ni mën nañ faa def ay prisonniers mu nekk bërëb yu xaw a metti ñu daal di koy créer mu nekk loo xamante ni du officiel ñu commencé nag di jàpp ñenn nit ñi nga xamante ni am nañu ak ñoom juuyoo di leen yóbbu ci
baañ yooyu nga xamante ni mooy baañ yi nga xamante ni ay baañ local la yu nekk fii ci réew mi. waaye li gën a bari nit ñi nga xamante ni dañoo am influence daawuñ leen tëj ci baañ yi nga xamante ni baañ réew mi la mooy baañ local yi nga xam ne créé nañ ko, waaye ñu ngi leen di yóbbu ci baañ yi nga xamante ni dañoo génn réew mi, moo xam mu nekk Afrique comme le baañ di Ndiolé fi ñu yóbbu woon kilifa yu bari, wala mu nekk France fu mel ni Montluçon dama ko fàtte woon sànq may wax baañ bu metti la woon boo xamante ni daanañ fa yóbbu ay détenus politique. Cheikh Himahullah bi nga xamante ni moo jiite alxamaliya xarakatul xamaliya les amalistes muy ay tijaan yoo xamante ni ci tarixa tijaan lañu bokk, donte ni am nañ ab juyoo ak yeneen tijaan yi ci wàllu ni ñuy wasifa ci limu jawharatul kamal. Cheikh Himallah bi ñu ko jàppee ñu ngi ko njëkk a yóbbu Grand Bassam fii ci baañ bi nga xamante ni moo nekkoon Afrique, waaye ginnaaw bi dellusiwaat na, waaye deuxième fois bi ñu ko jàppee ñu ngi ko yóbbu Montluçon ba foofu la faatu. kon dañ daan xool nit ñi seen influence nu mu toll ci lañ leen daan yóbbu par rapport ci baañ bi ñu lay yóbbu. fekkente ni nit ku influent nga mbooloo topp sa ginnaaw, li gën a bari baañ yi nekk Europe wala baañ yi génn Sénégal te nekk Afrique lu mel ni baañ de Ndiolé fa lañ la daan yóbbu. xam naa incha allah émission bii di ñëw ñi nga xamante ni yàlla dogal na natt wàcc ci seen kaw ba tubaab yi teg leen loxo génne leen ci réew mi yóbbu leen ci baañ yi nga xam ne dañoo nekk Europe wala Amérique wala déggal wala Afrique, incha allah ci la ñuy ñëw indil leen ci ñennat ci ay nit, donte ni mënuñoo lim lépp, waaye jox leen ko bu ko defee loolu nekk xam-xam boo xamante ni dana jariñ ñi ko xamoon, waaye itam mu nekk dars bu bees am njàng ci xale yi nga xamante ni ñooy gëstu wàllu mboor. ñu leen di jox dig daje ba beneen yoon. salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñun waa Sénégal Yàlla lañu gëm, Ahmad lañu xam, Ahmad lañu am, Alquran lañu gëm, moom mooy àtte duñu nangu